asalaamualeykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp ci tur ak seen. le président Macky Sall maa ngi nuyu madame Aminata Touré mooy suñu tête de liste sama xarit la tey si suba jokkoon naa ak Birane Seck mooy chef donc de commande démb le ministre d'État Augustin Tine woo na ma ne ma planification bi dafa serré lool waaye dina def tout pour mu yegsi fii ci jataay bi mais d'ores et déjà dina fi yebal délégation ba pare vraiment mu rafetlu taxawaay bi maa ngi nuyu di gërëm surtout le ministre Pape Amadou Ndiaye vraiment dama bëgg ñu tàccul ma Pape Amadou Ndiaye lu jiir njaagate mooy njaag lu jiir njaaga mooy njaag parce que bu ma ñëwee Thiès attan fii ñëw samp sama nënd ne dama bëgg a voter te dama bëgg a jàppale président de la république moom mooy ki nga xam ne nii moo ma may fit may ma doole ñoom ñëpp ministre Augustin Tine damaa woo waxtaan ak man Abdou Mbow woo ma dalal ma ñu woo ma invité ma ci lancement campagne bi keroog bi ñuy lancer campagne bi à Thiès Ouest dañ ma woo ma ñëw ñu annoncé ma ak sama délégation keroog bi ñu tëri di ñëw même chose kon xam nga ne ñii bëgg nañ ànd ak man bëgg nañ liggéey ak man waaye boo gisee ñoom ñëpp teewuñu tey c'est que bi ma jëlee bés bi ma ko jàppee ak tey dafa xat motul sax 48 heures moo tax ñoom ñëpp woo nañ ma responsable yëpp woo nañ ma sant ma gërëm ma ñaanal ma xamal ma ne ma ñoo ak man ñoo ànd ci bés bi kon nag maa leen di sant maa leen di gërëm le président Idrissa Seck di sant di gërëm le ministre Yankhoba Diattara et particulièrement qui insiste Pape Mor Sidibé j'ai bien vu votre mobilisation et kontaan naa ci trop moom ak ay soxnaam alors maa ngi sant di gërëm également le vice-président de l'Assemblée nationale wax naa ko muy Abdou Mbow sama dëkkandoor la ak investi yi nga xam ne nii ñëpp investi nañ fii Thiès maa ngi nuyu di gërëm également Ibou Diouf moom itam sama rakk la sama xarit la responsable jeune la sonn na ci bés bi trop moom ak ki ñuy wax Assane Mbaye ak Birane Seck ak Cheikh Ibra Ndiaye ñoom ñëpp taxaw nañ ci bés bi voilà maa ngi sant di gërëm suma imam Abdou Khader Kane ak rakkam bu ñuy wax Baba ak waa jumaa yi ak waa jàkka yëpp di sant di gërëm la présidente des femmes de Soppey Nabi loxoom mu ngi ci biir lii voilà installation bi organisation bi yëpp xelam la donc maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm ay membres ñu ngi fii voilà xam naa ne sax bu ko mënee na jël parole wala benn représentant mu jël parole newoon na ma amoon ndooy dina jël parole maa ngi sant di gërëm également la représentante du mouvement des femmes de développement Fatou Thiam madame Fatou Thiam elle est là avec une très forte délégation maa ngi nuyu di sant également Serigne Assane Kane bu Nasrou jeexal na fi délégation de fort moo sama rak Ahmed Diop voilà maa ngi koy nuyu Serigne Assane sama wëllëre la maa ngi également nuyu di sant sama xarit sama sëriñ sama wasila Serigne Djili Sarr ici présent ak Serigne Moustapha Fall ak délégation bi di àndal yëpp loxoom xalaatam xelam ñaanam ak taxawaayam yëpp feeñ na ci bés bi waaw kon nag maa ngi koy sant bu wér di sant nag ki nga xam ne nii mooy buntu bi ñi nga xam ne sax ñooy buntu bi mooy le mouvement religieux pour l'émergence nga xam ne nii imam Dem moo ko jiitee ak le porte-parole El Hadj Ngagne Faye ak le grand serigne de Thiès ici présent dama bëgg ñu mayal ma leen loxo ndax ñoom ñoo def délégation seet si ma ne ma maître gis nañ sa taxawaay ci Thiès
gis nañ sa taxawaay ci kanamu président de la république ak ci gannaawam yépp waaye dañu bëggoon nga dugal sa loxo ci Thiès ndax béy sa wewu tànk te président soxla na fii ndax am na fi yéene te bëgg na fi liggéey ma xam ne nag alors bëgg kenn mënu koo xaaj voilà nit ki bu fekkee ne ànd nga ak moom na nga ànd ak moom ba mu jeex tàkk ndax président Macky Sall defal na ma lépp keroog bi nga xam ne sama mandat jeex na dama décoré au grade de chevalier national du mérite jox ma benn plaquette pour service rendu à la nation ba pare defal ma po lu tegal ma ay teraanga mu woo ma ne ma maître mu ne la mu xamal ma ne ma maître mu ne xamal ne c'est pas la loi qui a mis fin à ton mandat mais la république a besoin de toi toogal nga déglu ma boobaat léegi maa ngi ci wetam maa ngi koy taxaw maa ngi koy jàppale xanaa tey la doo ko feeñ waaw ndaxte meeting bi li ma ci def ëpp na ñaari million kenn joxuma ko man maa ko investir parce que moo ma ko jaral Mbour moo ma ko jaral Mbour Thiès Mbour 3 moo ma ko jaral Thiès moo ma ko jaral Sénégal moo ma ko jaral askanu Sénégal moo ma ko jaral maa ngi nuyu maa ngi gërëm sama xarit Idrissa Gueye conférencier international woo na ma ne ma dafa am benn mission bu mu dem mu bett ko waaye bu nekk doon loolu kenn du ko fi jiitu ñëpp xam ngeen sama relation ak Idrissa Gueye kon nag maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm yebal na fii délégation maa ngi nuyu Mohamed Ndiaye moom bi nga xam ne ni tente bi moo ko organisé moo ko defar ba mu rafet nii maa ngi nuyu maa ngi sant également ki ñuy wax Mohamed Silla bu Thiès TV communication bi lépp loo xam ne affaire média la lépp ak ay interview lépp la ma defal ma ci également xéewal maa ngi nuyu maa ngi sant di rendre un hommage affectueux et déférent à mon épouse madame Astou Diop Kane madame Astou Diop dont le soutien ne m'a jamais fait défaut. Mes parents, mes beaux-parents, mes voisins, mes amis, mes confrères du barreau et particulièrement M. Mamadou Seck qui vient d'être désigné nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal. Je remercie et congratule également avec un même élan de vigueur et avec un même élan de sincérité mes voisins et amis El Hadj Gueye ici présents et Youssou Gueye également ici présent. Je remercie et congratule tous ceux, connaissants ou anonymes, sympathisants, qui se sont déplacés pour honorer de leur présence ce meeting dédié à la victoire de Benno au législatif du 31 juillet 2000 prochain. Camarades, mbokku Thiès, mbokku Sénégal, c'est un message de fidélité, c'est un message de loyauté et c'est un message d'engagement que je veux lancer du haut de cette tribune pour soutenir le président Macky Sall et la coalition Benno Bokk Yakaar. Je veux lancer un message de solidarité avec le peuple sénégalais qui l'a élu jusqu'en 2024 président de la République. Et pour ce faire, nous devons continuer à lui accorder notre confiance en donnant une large majorité, à l'Assemblée nationale du Sénégal. Nous devons lui faire confiance pour continuer à gouverner le Sénégal dans la paix, dans la sécurité, la stabilité et le progrès. Et pour ce faire, j'invoque le sens des responsabilités. Et pour ce faire, j'invoque le sens des responsabilités de chacun. Car nous ne devons pas abandonner ce pays entre des mains inexpertes et pressées. Dans l'océan d'un monde rempli de défis, d'incertitudes et de dangers de tous ordres. Voter, c'est choisir. Est-ce que da ngeen tànn ñoo xam ne ni bu leen falee dinañ yëngal gaal gi? C'est une question que je me pose. Est-ce que da ngeen tànn est-ce que da ngeen fal ñoo xam ne ni bu ñu faloo dinañ yëngal gaal gi? Est-ce que da ngeen tànn ñoo xam ne nii xamuñ fa ñu jëm? Est-ce que da ngeen tànn ñoo xam ne nii dañoo yàkkamti ba bëgg a këpp gaal gi?
C'est la raison pour laquelle la réponse est évidemment non. Et c'est la raison pour laquelle nous devons voter oui pour Benno Bokk Yakaar. Pour consolider l'unité nationale, pour consolider les acquis et pour booster le progrès économique et social de ce pays et faire du Sénégal un havre de paix. mbokk yi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant di ñaan yàlla 31 juillet yàlla may ñu ndam lu set wecc ndam lu yaatu ndam loo xam ne itam lu set lu guy lay doon mu nekk ñun ñëpp suñu njëriñ ak suñu ak également suñu barke wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kenn ku nekk ci turam ak santam waaye di jël nuyoo bi gën a tedd di ko teg ci kilifa yi nga xam te ne ñu ngi fii toog muy sang bu tedd bi ñu bokkal jotaay bi nga xam ni tey mooy sangu kii nga xam ne tey moo ñu fi woo muy suñu wóolare di suñu dëkkandoo di suñu xarit muy maître Kane ñu koy nuyu bu baax a baax mais aussi di ko sant ci opportunité bi mu ñu defal tey fii ci Mbour 3 ñu mën a wax ak askanu Mbour 3 yépp ba ci Mbour 4 ba ci Sofraco ba ci route de Dakar 2 ndax ñun ñëpp ay dëkkandoo lañ maître jërëjëf mu toll nii moom ibbi nga bunt bi ndax lii dafay ñuy gën a yokk doole gën a yokk taxawaay yi fii ci biir quartier bi mais aussi politiquement ndax tey discours ku la dégg xam ne sa yéene ak sa bëgg-bëgg yépp mooy le président Macky Sall am ndam te ndamam nag ci lañ jëm ndam li fii ci Thiès ñëpp gis nañ ni ci élection locale yi am na loo xam ne dund nañ ko moo tax kenn toogatul kenn taxawatul ñëpp dañuy jóg mobiliser wu dem ci askan bi waxtaan ak ñoom mais ma lay xam ne koñ bi ñu la bëgg la ndax xam naa ni néew ma sax 48 heures yi sax bari na ci 24 heures nga organiser lii mais aussi sa pas-pas sa taxawaay bi nga am ci biir koñ bi moo la ko may man li ma gën a marqué ci moom mooy à chaque fois ñuy daje lu ci ëpp lu ñuy daje ci jumaa ji la moo leen na kon ne jullit àqan la te ku bëgg diineem la benn affaire nag am na gars yi nee nañ 100% de démocratie d'accord waaye nag duñ leen may dara cette fois-ci il faut mettre les bûches doubles pour remporter une belle victoire waaye nag xam nga politique des fois dafay def fair play ak l'élégance politique ndax xam naa ni démb moom fi ñëwee ci suba dafa am waa aar yi ma dajeel ñu ñooy tooñ na affaire bi aar la ma leen waa d'accord parce que nag suñu dëkkandoo lañ te dëkkandoo bi rafet waaye daal leen rek laa leen wax dama leen ni nañu bennoo rek aar Sénégal bennoo rek aar Sénégal kon ñoom dinañ am leen yóbbaale tuuti su ko defee mu gën a rafet gën a neex. dafa fekk nit ki lim la def moo tax doo xam noo koy def Olof Njaay nee na ku la teral tëral la yow da nga yor teraanga ubbeeku loolu moo tax lu ñu doon def ñu bàyyi ko ñëw te bés bi ma ñëwee nii lu xat la ci man ndax ñaari yëf benn bi ñi ngi ci campagne te campagne bi léegi mu jeex kon ku nekk rek yaa ngi jëm fu ne di jéem a seet nu ñu doxalee yëf yi ñaareel bi président de la république dafa organiser tey li ñuy wax jokkoo bi ñuy organiser nag ci artisanat la man nag maay ki nga xam ne kon su fekkee jokkoo boobu am na man maa war a jàkkaarloog askan wi waaye mënumaa bàyyi sa bés moo tax tey jii ci biir oto bi laa toogoon di wax ci di jël parole ci jokkoo boobu tey jii ni fi mu ne nii président dafa woor comme dafa doon dog moo tax ma daw génn xam naa ne léegi yëf yi jëlaat moom moo tax ma daal di ñëw daw mën a waxtaan daw delluwaat ci jokkoo bi loolu lu ko indi rek maître Kane sa jikko la sa taxawaay
nuyu tamit ñi nga xamante moom lañ fi fekk mooy waa aar jiite ci imam Dem ak ñi nga xamante ne mooy grand serigne de Thiès ak Ngañ Fay ñoom ñëpp ñoo xam ne puso lañ yor dañuy ñëw rek di nuyu bu baax sunu xarit sëñ Jili Mbàkke mi toog jóge Touba toogaay bu rafet bii dafay wane ne Maître li nga nekkoon bu ko bàyyi ndax su fekkee nit ñi toog nañ fii ak li mu guddi ak li mu yàgg kenn jógul dafa fekk da nga ko ji ci quartier bi nga dëkk. politique nag dafa yomb te dem dafa jafe nit ki nag sooy politique dafa laaj ñett da ngay yëg ña nga dëkkal am njariñ fa nga dëkk nit ñi yaakaar la Maître yëg nga ñi nga dëkkal Maître am nga njariñ fi nga dëkk Maître ñii fi dëkk yaakaar nañ la loolu moo tax tu peux être un excellent politicien moo tax ba ma jógee boobu fekk yow da ngaa toog ma daal di waxtaan ak ñoom imam Dem ma ne leen dem leen seeti Maître Kane parce que am na njariñ te ñi mu dëkkal jubóo naa ak ñoom kon na dem waxtaan ak ñoom pour li ñu bëgg ci état bi li ñu bëgg ci président de la république ñu am ko fii ci zone ouest ndax ci zone bu jafe la. di nuyu bu baax sama rak su fi toogee mi ngi fi toogal monsieur le ministre Diankhoba Diattara moom it di sama rak muy Sidibé chef de cabinet muy xale bu am jom bu nangoo taxaw ci wetu ki nga xam ne mooy magam muy monsieur le ministre Diankhoba Diattara du ma guddal damay gàttal ndax dinaa bàyyi ñu kenn continuer parce que dafa am fu ma jëm ni ma leen ko waxee damay ñaan nag ñëpp fii ak dimanche ku nekk nga seeti koo xam waxtaan ak moom jéem koo wax ak moom ba daal di koy wax ne mu voteel président de la république Macky Sall élection yi ñu jëm du élection législative yàgg na fi ñëw mais bii référendum la am na ñoo xam ne dañoo taxaw temm ne dañoo bëgg këpp gaal gi waaye ñun tam lu mu leen jaral pour yàq war nañu koo jaral pour defar seen wax nag dafa gàtt bariwul ndax amuñu ci lu ñu jàpp ku ni ci géej te xamuloo da ngay nar a lab xam nga looy mujj jàpp say nopp loolu moo tax amuñu lu ñu wax xam nga ci lu ñu jàpp ngóor jigéen 3e mandat alors que loolu newu fi xam nga dañuy wax ñun président de la république Macky Sall li ñu ko jox muy diriger Sénégal nañ ko jox mandat élection nañ ko jox benn majorité bu wóor bu qualifié pour que li mu door yëpp mu mën koo continuer pour ndamu Sénégal yëpp te ndam loolu nag bëgguma waa Thiès dellu ci ginnaaw moo tax waa Thiès yëpp nañu jóg taxaw jàppoo bokk ndey bokk bàyyi jàppale président Macky Sall ñu am ndam bu rëy maa ngi leen di sant di leen gërëm monsieur le ministre du ma départ maa ngi daw ndax yëf yi door na ba pare di leen sant di gërëm wasalaam. di wax ci kàddoom di wax ci kàddu waa Sopena bi yëpp di gërëm Maître Kane di ko sant wooteem bi tey jii nii li imaam wax rek laay waxaat Maître Kane bu tuwaa yëpp dañ ko ameel bor tey jii nii bu wootee waa Sopena bi dañuy ñëw ñëpp dañuy ñëw moo waral tey jii ni ñëw ndax Maître Kane dafa nekk ko nga xamante ni macha allah social lay def ci mbutuwaa bi ñu yore fi association bu nga xamante ni mooy Sopena bi macha allah Maître Kane bokk ci nit jëpp a jàpp ci jàppaay bu nga xamante ni macha allah téye ñu téye bu baax a baax vraiment am na at mu nga xamante ni maire yaa ngi ni toog di ma dégg ak Tane Faye Diagne dañ ne ren Sopena bi duñu conférence mais ci bëggam socialam ak bëggu mbutuwaa Maître Kane jóg taxaw temm jël lépp lu nga xamante ni am na ko andi ko taxawal ñu taxaw ba conférence bi am kon nag tey jii bu wootee vraiment bu ñu sañoon maître monsieur le ministre day toog ak ñoom Pape Sidibé yépp ñu wax leen li nga xamante ni mooy jëfu Maître Kane ci Mbour 3 di gërëm di sant ñi nga xamante ni ñëpp ñoo fi teew di gërëm jabaram Astou Diop mu nekk suñu nawle ñu bokk ak moom ci koñ bi Mbour 3 di gërëm Astou Diop di la sant parce que Astou yow dangaa jàppale Maître Kane maa ngi lay sant di la gërëm Maître Kane nag nekk ci koñ bi di def lu baax
yaa génn ñi ñëpp ñi dem ak ñi toog def teraanga ci koñ bi bu weeru koor ñëwee yaa ci gën bu tabaski ñëwee yaa ci gën yàlla na la yàlla defal jàmm. ñu ne bu ñu sañoon nga nekk président sax mais mën na nekk parce que yow yaay suñu président fii ci Mbour 3 parce que li Macky Sall di defal nit ñi rek nga ñuy defal kon nag yow yàlla na la yàlla may ndam di mobiliser ñëpp nag incha allah dimanche ñëpp dem voter ñu gagné massivement yàlla na ko yàlla def. ñi nekk di wër réew mi. nee na ñi nekk ci bopp bi di wër réew mi. te amuñu benn programme. dañuy seere ne. ni. Ousmane Sonko. nee na Ousmane Sonko. li tax programme am. ñu ñàkk koo rafetlu. dafa bariwul ay teggin. nee na dafa bariwul ay teggin. ñun nag. nee na ñun nag. ku ami teggin rek ñu jàppale la. ku ami teggin rek ñu jàppale la. te teggin ci Macky Sall la. te teggin nag ci président Macky Sall la tàccu leen loolu. moom laa ko xamee woon 2009. nee na moom la ko xamee woon 2009. ba 2012. ba 2012. ba 2022. ba 2022 bii ñu ne. benn façon rek la. wormaal kilifa. yi. àndut ak xale yuy saaga. waaye doon ay woyu. doon ay bandi. bëgg ñoo laaj. dañuy lànk. rek. ñun sëriñ si nanguwuñ de. te njiini nee na sëriñ si nanguwuñu. te nag. bu le premier. bu le 31. ñu ngi ñaan. ci yàlla suñu borom. Macky Sall gagné Sénégal gépp. wax leen amin. yàlla nag bu leen di may. ñoom bennoo. ñoom waa bennoo. yàlla bu mu génn 4 député. yàlla bu mu génn député yii ñu bëgg yëpp. ma ne waa yeewi. yàlla na leen suñ borom sarax li mu leen di sarax bu mu weesu 4 député. léegi bu mu leen sarax dara sax 4 député sax bu mu leen sarax dana jox lépp président Macky Sall. li tax ma ne 4. nee na li tax mu ne 4. damaa bëgg ñu daje fa. di pencoo. waaye nañu am 4 rek. bu nu waxee ñu weddi leen te duñ mën a duñ ci teg dara. 4 daal. nee na 4. mooy sama yéene. yàlla buñ ko wet. ca ensemble daal 4 député ñeent nañ am ñeent député. président Idrissa Seck andiwuma fi maître kan bii toog moomu fi andi ku nu yëg ñu yëg la ku nu yëgul duñ la yëg ay sëriñ lañu d'accord am nañu droit wax waaye Metkan teraangam ci ñun Metkan yëgam ci ñun maître kan taxawaayam ci ñun xanaa président da nga koo yëgut bëri nañu waroon a rëcc Metkan moo leen téye indiwaat leen bëri nañu gertool Metkan moo leen téye indiwaat leen bëri nañu la naroon a wan ginnaaw Metkan moo leen téye indiwaat leen xanaa yëg nga ko wala yëgoo ko def sunu këru maam yi tax na ñun duñu voteel keneen dama ne ñii di riiral yéen laay wax réglé leen réew mii di Sénégal kenn du ko jël ci aw ay réew mii di Sénégal kenn du ko jël ci coow beneen bi ci des génn nit ñi ngir ñu xeex ana nga bu la diine ñoroon keroog bi ñu la nee doo julli ji keroog ngay forcé dangaa dellu sa kër añ sa ceeb toog noppi dama ni président Macky Sall am na lum fondement rawatina ñun waa Thiès Sonko buñ ko voté lee xawma Yewwi Askan Wi la am na fu ñu jaaroon ak ñoom gis nañu li fi nekk ñoo lànk nangu leen ba dem tàccu leen loolu bu ñu ko voté lee Casamance la jëm ñun dëkkuñu fa Thiès lañ dëkk Idrissa Seck la ñu am nañ ko dooleel Idrissa bi nekkee premier ministre li def Thiès amul benn premier ministre bu ko def dëkkal donte nag gisuma Idrissa waxuma ak moom Metkan laay waxal. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant di leen ñaanal jàmm yàlla na jàmm wàcc ñun ñëpp ak mbooloo mu jullit li ma andi fii nag tey mooy Bakoro Kanté mais waaw Bakoro Kanté mais sama doomu ndey la te Astou Diop doomu ndeyam la
te Ba day sama xarit di sama doomu ndey di sama lépp moom tey moo ma woo invité ma ne ma Astou Diop jëkkëram Met Kane dafay am ay gan tey war ngaa ñëw pour jàppale suñu ñu ñëw nag ñu ngi sa ginnaaw waaw ndax koñ bi Mbour ñoo ko bokk balaa ngaa wàlliwaan kon sa dëkk daa tëggul kon nag macha allah te dégg nañ sa mbaax li ngay def xëy na jotuñoo woon miinante mais li mu fi dégg tey doy nañu ñu sa ginnaaw ñu ngi lay jàppale. ak di yaatu di bànneexu lool. di bànneexu lool. ci kaddu yi nga ci ay kaddoom yi nga xam ne. yiw na lool. yiw na lool. rafet te matale. mu yëkkati ko fi ci sunu kanam. ci sunu kanam. kon ñu ngi koy sant. kon ñu ngi ko ciy sant bu baax. di sant mboolem ñi nga xam ne daal. di sant mboolem ñi nga xam ne. teew nañu fii. ngir jëmmi yàlla. ak dëkkandoo. waaw imaam Abdou Khader. nee na imaam Abdou Khader Kane. waaw moom itam ñu ngi koy. ñu ngi ko koy sant bu baax. di ko nuyu. te di ko nuyu. ndax mooy kilifa jotaay bi. di ko ñaanal yàlla. di ko ñaanal yàlla. sunu borom defal ko jàmm. ak sutura. li nga xam ne nag. li nga xam ne. moo ñu fi dajale. mooy maître Abdou Sakkoor. mooy maître Abdou Sakkoor Kane. ñu koy beral nuyoo boo xam ñu di ko beral nuyoo boo xam ne. mook soxnaam. ak bokkam yi ak i bokkam yi mu ko bokkal. nuyoo bu sori lool ci sunu xol. di ko wax ne ko. te di ko wax. am nañu yaakaar. bu wóor ci moom. bu wóor ci yow. di wax waa quartier bi. ni leen. jëmma ngi nii joo xam ni. as gor la. ab jullit la. ku baax la. nit ku baax la. ñëpp te loolu. ñi fi teew. ñëpp. te kenn ku ci nekk. am kilifa. te bokkuñuy kilifa. waaye am lenn lu ñu bokk. suuxat loola. moo tax mu am ñii ñëpp. nit ku baax la. ngay nit ku baax. kon ku ko jàpp. jàpp ku baax. jàpp nga ku baax. ku ko jàppale yi. jàppale nga ku baax. fii mu teg digganteem ak président de la république. nee na fii mu teg digganteem ak président de la république. tàmbaliwu ko tey. te musta yëkkati kàddoom. nee na mosu cee yëkkati kàddoom. di yuuxu. mbaa di laaj ay cër. wala muy laaji cër. mbaa muy def lenn loo xam ne. rek sib nañ ko. lool. su gisee sa appel. dana la rappeler. yitte bu ko nit jox. teg ko. lu mu ca man dana ko ca def. su ma nee lépp. dana ko def. te ku ko dégg. yaa koy nettali. kon nit ku baax a ngi. kon nag. li tax nga dajale ñu fi. mu jaare ci sunu xarit. Serigne Ngagne Faye. ak grand Serigne. ak ñin ko àndal. ñu seet si la. ba tax nga def yëngu bi. yàlla na wéy di yëngu. ci jàmm. ba faw ba Thiès. li nga fi bëgg a dugal sa loxo. ci dëkk bi. yàlla yombalal la ko. ba nga am ci la kawe sa njort.